Salam à tout le monde maa ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp di kontaan ci yéen di bëgg ci yéen di laaj maa yéen a ngi ci jàmm. waaw tey moom vraiment dama xaw a triste tuuti bu ngeen gisee ma génn tey ci noir bi mooy dama mel ne ku nekk en deuil yàlla nañ ci yàlla musal. dama jaxasoo parce que li tax ma jaxasoo mooy wax yi dafa bari te jaxasoo te li ko mën a leeral rek mooy confrontation mooy ñi mu concerné génn wax benn mooy la fille beneen mooy le président Ousmane Sonko ñooñu rek ñoo ko mën a leeral ndax yëf yi ba muy xew bu fekkee ne xew na bu dee ni ñu ko waxee noonu la amee ñoom ñaar rekk ko fekke amul témoin. donc maa ngi ñaan yàlla nag mu bañ a nekk dëgg wax dëgg yàlla ndax man moom bokk na ci samay principe mooy viol ak ku mën a doon c'est impardonnable, incompréhensible, kenn mënu ko justifier amul noo ko mën a justifier même bu fekkee ne dañ la tendre piège en tant que personne adulte majeure et vaccinée la tête sur les épaules nga gàddu responsabilité bu toll ni diriger un parti jeune boo xam ne ni des milliers de jeunes yi nga xam ne dañoo désespéré woon ñoo ñëw engagé wu derrière toi pour une cause bu noble. Donc je dis que man derrière même hier am na koo xam ne na ma yow doo patriote nee na duma patriote parce que damay défendre ay principes parce que dama ne yëf yi duma ci wax tant que awma ci lu leer ndax nag bu leen fàtte les patriotes bu leen fàtte ne le président Ousmane Sonko doomu aadama la nit la il n'est pas un extraterrestre du extraterrestre doomu aadama la dafa yor ay sensibilité li ñu koy jiñ ñi yàlla na yàlla dogal bu mu doon dëgg ñaanuma yàlla mu nekk dëgg waaye au cas contraire lu war a mën a nekk la ndax Ousmane Sonko nit la du jinne du rab nit la dafa am ay sensibilité comme man comme keneen ak keneen te lii ñu koy jéem a piéger ni ku ne mën na cee daanu piège boobu fii piège nañ fi sax ay série jàppale ci yu mel noonu parce que ay nit lañ lu ñu ay extraterrestre. man nag li may ñaan yàlla mooy mu bañ a doon dëgg li may ñaan yàlla mu bañ a doon dëgg te li ma bëgg yi tamit mooy patriote yi nañu xam ne ñun ay nit lañ le président Ousmane Sonko mën nañ ko tendre piège xam na ni yàgg nañ koo tendre ay piège xam na ni yàgg nañ koo fexeel xam na ko wax na ko plusieurs fois que ni moom rek la ñuy wut il est l'homme à abattre. Donc il faut moom mu génn wax moom ci boppam le président Ousmane Sonko bu fekkee décerné nañ ko convocation na génn wax ni mu ko defee woon ci Mansour Faye na génn expliquer réellement parce que il faut ñu xam ba xam moom daana fa dem wala daawu fa dem. il faut ñu xam mu wax ñu dégg ñu mën koo justifier il faut tamit femme bi nga xam ne moo porté plainte génn wax ñu jàkkaarloo moom xool ko ci bët mu expliquer ñu xam li muy wax ndax dëgg la wala du dëgg. il faut tamit bu dee complot moo ci am il faut le président Ousmane Sonko mu def plainte contre X que ñu def ay investigation bu fekkee am na ay complot yu ne ci biir ñuy dugg ci def enquête bi war xam ñan ñoo comploté complot boobu j'espère maa ngi ñaan yàlla mu nekk complot
ndax bu dee complot la dinañ mën a justice gendarmerie section de recherche dafa war a def enquête ba xam yëf yi fa mu jógee ñan ñoo ko fomenté ñan ñoo ko organisé ak fan la yegsi kan ak kan ci bokk yooyu yëpp dañ ko war a def. malheureusement nag ak Sénégal ni mu tëddee ak président Ousmane Sonko position yi mu taxawee pour ñu def enquête bi ci war ragal naa ne boo moytul daal mais dañ ko war a gëstu parce que lii du lu ndaw chers compatriotes chers patriotes lii du lu ndaw nit mën nañ ko accuser lu ne ba mu des ñaar yi viol ak rey nit du lu ndaw c'est pas des affaires de fla-fla ñu naan non c'est-à-dire du dëgg complot tantôt du mujj fenn non même bu mujjul fenn le président Ousmane Sonko dafa war a porter plainte et puis dafa war a pousser les enquêteurs pour ñu def les enquêtes qu'il faut pour ñu décerner xam kan moo ko organiser kan moo ko orchestré et puis dafa war a disponible ci kanamu yoon ñu def seen liggéey ni mu waree ñu xam lu mu def ak lu mu deful parce que loolu rek la mën a génnee ci situation bi ci loolu rek la ci mën a génne man d'abord su may ànd ak nit damay ànd ak nit ci dëgg man kenn yorul sama añ wala sama reer ci ay principe laa ànd ak le président Ousmane Sonko jusqu'à fi may wax ak yéen nii jusqu'à preuve du contraire ci moom laa nekk bu élection amoon tey jii léegi nii moom laay woteel awma ci sikki sàkk mais nag affaire de viol dafa nekk lu sérieux loo xam ne nii c'est pas n'importe qui lañ koy accuser noonu gratuitement et puis ñu ne on passe non même bu fekkee ne amul dafa war a porter plainte et puis mener le combat jusqu'à ce que ñu xam kan ak kan ñoo ci tax ak ñoo ci laal et puis c'est très facile pour découvrir ça c'est très facile il suffit que les enquêteurs se mettent en place et faire le travail comme il faut jël numéro téléphone yi def écoute yi war contrôler téléphone xale bu jigéen bi xam lan ak lan ci nekk ndax mës nañoo am relation ñoom ndax mës naa seq ak Ousmane Sonko wax ndax mës nañoo am yooyu yëpp dañ ko war a découvrir à travers ci téléphone bi dinañ xam ba xam kii li muy avancé dëgg la wala du dëgg parce que li ma déggee ndaw si nga xam ne moo yor salon bi li mu explication ci benn côté d'accord naa ci mais ci beneen côté yi tamit dafa des parce que yow nan ngay xamee ne am nga ñaaw njort que ni kii mi ngi am li muy fexeel le président Ousmane Sonko ba tax nga jël ko boole ko keneen pour ñu dem def liggéey bi war ba pare kooku dàq xale boobu mu génn nga toog mel na si de rien n'était waxoo dara le président Ousmane Sonko bu mu ñëwee jëlaloo sa bopp en charge le président Ousmane Sonko pour protéger ko pour xamal ko ni kat kii wóoluwuma ko wala nga jël keneen teg ko fa pour mu def liggéeyam nga ne déedéet non di yëgoon naa ko amoon naa ci moom ñaaw njortu après mais nag naa nga mën a parce que li mu wax foofu dafa leeru ñëpp xam nañ li le président Ousmane Sonko ci lim ñu won nit ku honnête la ku sincère la ku sérieux loolu c'est pas loolu du nouveauté mais le fait que yow nga xam ne kii am na luñ koy fexeel nga bàyyi mu jàll ça veut dire que yow peut-être complice nga man femme bi ba tey génnewuma ko ci histoire bi non mon cher Rassoul je ne commence pas à être dans le doute je veux à la recherche de la vérité dëgg laa bëgg mu leer parce que viol c'est pas n'importe quoi nit mën nga ko jiiñ lépp ba mu des viol même su fekkee c'est un coup monté boobu nañu xam ñan ñoo ne ci gannaaw man fi may waxee mooy même bu fekkee coup monté la daanu na ci piège bi wala daanu ci piège bi war nañoo xam ce qui se passe parce que itamit booy soutenir ni franchement parler da nga war a nekk à l'aise da nga war a xam ne kii sincèrement li xew lii la nga am ci lu tangible lu clair et lu net luñ ko fi mës a jiiñ man défendre naa ko luñ ko fi mës a jiiñ rek je suis monté au créneau xam ne loolu amul mais Ousmane Sonko nit la de sama gars yi bëgg nañ ko lool fonk nañ ko lool am nañ ci moom yaakaar lool bëgguñu sax admettre que ne dina def erreur mais nañu def attention sur les informations ñu bàyyi bu fekkee ne moom deful xam ne deful na mëne
benn plainte boo xam ne ay avocat dinañ ci taxaw li ci war pour ñu xam li xew ñan ñoo ko provoqué. man foofu laay waxee su ma sañoon Ousmane Sonko weñ sax du ko tong weñ du tong ci yaramam parce que bëgguma am défaite man ku may àndal dama bëgg nga am victoire mais nag moom moo ñu mën a dimbali ci lii nag bii moom da ko war a taxaw jël ko à bras ouverts dafa war a taxaw nag jël nag responsabilité nag parce que il faut mu jël responsabilité parce que lii dafa ëpp parce que bu dul dara moom père de famille la yor ay responsabilité des millions de jeunes nekk am yaakaar ci moom jàpp ko comme exemple di ko suivre di ko dund Ousmane Sonko nit ñi dañ koy dund nekk lu ñuy topp nii rek mais dañ koy dund intérieurement donc je pense que ak lu mën a xew moom na jël ay responsabilités mu fexe ba affaire bi leer na jël ay responsabilités mu fexe ba affaire bi leer maintenant nag ñi nga xam ne dañuy ànd ak le président Ousmane Sonko te bëggu ñoo gis la réalité en face loolu c'est leur problème mais lii am nii dañ ci war a taxaw ma leer parce que yàq der la yàq der boobu lim ko mën a yàqal dafa bari dama ne woon duma ci wax léegi damay xaar ba am ci lu ma gën a leer waaye dama gis mu am confusion totale man mii sama bopp juste je vous assure je jure devant Dieu que dem ba tey sama xol bi dafa fees dama am lu ma naqari il faut nag aussi ñu apprendre à se regarder devant une glace il faut nga tàmm jàkkaarloo seet bi di poser sa bopp ay questions parce que ay nit lañ mën nañu def erreur à tout moment te président Ousmane Sonko xam na ne il est l'homme à abattre moom la ñuy wër xam na ko il le sait donc warta prêter flanc fenn warta maye dara dafa war a surveiller dundam ni muy surveiller du lait sur le feu li ko le président Abdoulaye Wade waxoon rek li ko le président Abdoulaye Wade waxoon defal attention su Ousmane Sonko fréquenté wu mësta fréquenté salon boobu Omar Diédhiou je suis en phase avec vous jusqu'à fi may wax ak yow nii je reste Sonko su fekkee ne moom mosu fa dem na génn def direct même bu fekkee invité wu journaliste yi na def direct wax nit ñi clairement ñu dégg su waxee ñu dégg dinañ xam li fi ñu mën a taxaw mosoo faa dem génnal nga ne mosuma faa dem xawma fa mosuma faa teg sama tànk waxal wax ju leer na génn wax bu leer léegi nag wéetal si ci kanam tuuti li ciy dëgg ak li ci du dëgg dinañ ko xam parce que dëgg moom mën na bàyyi aw fen mu wërum réew waaye yàgg dëgg mooy mujj te ñun dëgg la ñu woote Ousmane Sonko ci dëgg la ñu formaté ci dëgg la ñu woo ci dëgg lay xëy ci lay gont donc li ciy dëgg dañ ko war a xam nit ki nag du question ne danga koo bëgg ba luñ la wax ci moom nga ne déedéet il faut la confiance n'exclut pas le contrôle bu fekkee ne moom daana fa dem premièrement war fa woon di dem espace yu mel noonu ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne dañ koy wër ñi ngi koy tànd piège 24 heures sur 24 ñi ngi fexe duñ ko taxal yu espace yu mel noonu war fa teg tànk jaral na ko sax mu woo salon bi kenn ci ñoom ñëw fekk ko këram defal ko li ñu koy defal dem yoonam mais warta dem di fréquenter bu fekkee ne am na xawma ci dara awma ci lu ma leer su ma ci amoon lu ma leer du ma waxee nii mais bu fekkee daana fa dem def na erreur waru fa woon a dem espace yu mel noonu ñun Sénégalais yépp xam nañ ce que ça représente ñun ñëpp xam nañ ko donc nañu wax ci nite nañu waxante dëgg ci nite man Ousmane Sonko laa àndal ba fii may wax ak yow barki alxuraan karim moom la àndal fii may wax ak yow nii ci moom laa àndal moom laay soutenir jusqu'à présent te maa ngi ñaan yàlla démb ba tey yàlla bu fekkee coup monté la yàlla leeral ñi ko def bu fekkee coup monté la yàlla leeral bëccëgu ndara kàmm
bëccëgu ndara kàmm ñëpp teg ci seen bët parce que dafa yomb torop nga yow dem di accuser ay nit wala ngay piéger ay nit wala ngay fexeel ay nit gratuitement. dafa war a génn offense Bodian franchement dafa war a génn def direct na génn def direct bu génnee def direct bu waxee ba fi amee problème ak Mansour Faye ba mu defee direct la wax ji jeex ba mu directé rek la jeex kenn waxatul lu ci jëm. dañ koy ñaan mu génn def direct wax ak ñi ko gëm bëgg ko di ko topp waxuma wax ak ay expliquer ñeneen de mais ñun moo tax mu di ko def ñi nga xam ne dañ koy soutenir ñun la koy defal mais defalu ko keneen. d'accord naa Cheikh Rassoul Sonko nous avait prévenu mais nag bul fàtte ne Cheikh Rassoul Sonko nit la comme yow mën na fàtte mën na fàttu lii leer lii tax mu leer nag mooy mu génn def direct wax ak ñun ñu xam ñu déglu ko soulagé wu xam ne moom mii liñ koy waxal taqewu ci laalewu ci parce que c'est du sérieux hein affaire viol du n'importe quoi hein du affaire bu sérieux la affaire bu très sérieux sax dafa sérieux de te Ousmane Sonko war naa xam ne otoom sax bu ko gaaree dafa war a ut ku koy surveiller otoom sax bu ko gaaree war naa ut ku koy surveiller këram sax ku fay dugg war nañoo xam yow yaay kan. donc s'il vous plaît mes frères man Ousmane Sonko laa àndal moom laay soutenir ci moom laa nekk waaye ni ñu dimbale ngir yàlla même bu dee coup monté la na jóg def enquête def plainte moom en plus moom ci boppam comme ni ñu ko accusé moom it dafa war a def plainte enquête yi def seen liggéey xam ñan ñoo monté coup bi wax ni lan moo ci xew loolu rek la ñuy ñaan man moom jusqu'à présent mënuma gëm ne loolu am na war na Seydina Mohamed mënuma ko gëm donte xam naa ne Ousmane Sonko nit la mën na def erreur comme ñëpp comme ni ma koy defee ni ko Macky Sall di defee keneen ak keneen waaye gëwuma ne Ousmane Sonko am na soxla buy dem di def yooyu amul soxla boobu déjà yaa ngi yor ay jabar deuxièmement yow ñaata jeune fille ñoo xale yu dàq téeméeri junni lu ma leer kooku di wax ne dañ koo def dara ñu ko topp bëgg ko mu jaral leen seen bakkan Ousmane Sonko warta namm jigéen Ousmane Sonko warta namm jigéen donc mënuma gëm ne moom loolu mën naa nekk donc je me refuse de croire ça man damay refuser bugguma gëm loolu waaye tamit bëgg naa xam réellement ce qui se passe franchement parle su ma sañoon mu génn def direct expliquer suñu expliquer rek ñun dinañ xam ñun bu ñu ko déggee wax rek dinañ xam ndax moom loolu du moom parce que itamit ñun ñëpp dañoo yor ay xel de xalaat na expliquer rek bu fekkee ne mosuma teg tànkam ne génn na foofu man xaw ma ko mosuma fa dem mosuma am seen numéro mosuma seq ñoom dara mu leer mais bu bàyyee nii di ko fenetal nii dañuy véhiculer ay information yoo xam ne day gën a yàq xel nit ñi te loolu lañ ci bëgg il faut mu jóg freiner lii da ko war a freiner une bonne fois pour tout parce que ba coowal Mansour Faye li bëggee ëpp doole dafa jóg freiner ko booba la ngeen déggati ku ci waxati ci la nit ñi xam ne li ñuy wax yépp c'est du montage ay wax ju amul bopp amul génn donc li ñu koy ñaan man boobu personnellement li ma koy ñaan mooy na def direct mu explique bu fekkee jot na plainte na wax ne jot na plainte wax moom lu mu xalaat ci plainte bi bu paree na def plainte moom ci boppam ñi nga xam journaux yi ko titré yépp na def plainte journaux yooyu pour ñu indi leeral seen source fu ñu ko jël ñu indi ay explication parce que dañ ko diffamé dañoo yàq deram ci àdduna def ko ci télé yeeg rajo yi yàq deram dafa war a leer ñun ñëpp école xam naa li nga wax bu fekkoon na Sénégal tëddee na ni mu war a tëddee du ñu nekk di stressé wala ñuy jaaxle parce que dinañ xam ne la justice dina def liggéeyam ni mu waree mais li tax ñuy inquiété wu ak di demander que le président Ousmane Sonko génn en direct wax nit ñi ñu dégg c'est parce que moom waxam rek ñu doy waxam dong moo ñu mën a rassurer kese waxi ma Samba ak ma Demba ak ma kii man intéressé wu ma li ma intéressé mooy moom li muy wax rek loolu lay jàpp te loolu nag pour mu def ko il faut mu génn na fàng ci ni ma koy defee nii firndeel nit ñi que ni li ñuy wax nii taxawut parce que
ñi ngi véhiculer ay information di jéem a convaincre population bi si kenn Ousmane Sonko waaw parce que gis naa ko génn tey waajoo yi nga xam ne Ousmane Sonko mu daan rek la yàkkamti naan waaw ku am ñaari jabar waroo dem ci kër yu mel noonu mais kër yu mel noonu mi ngi mel ne hôpital rek nga dem hôpital feebar ñu boole la charge médecin boo xam ne jigéen la mu faj la pourtant jigéen l'islam day tere góor ak jigéen am contact mais médecin bi jigéen mën ngaa dem hôpital mu faj la mën ngaa dem hôpital mu faj la médecin yi am na jigéen am na góor ñun ñii suñuy jabar yi des fois nga dem hôpital fekk fa gynécologue boo xam ne góor la te l'islam wax yépp gis nañ ko mais nag bu fekkee ne dafa nekk en état d'urgence maanaam mu xam ne kii li mu bëgg ñii ñoo ko mën loolu rek amul beneen intention loolu rek ko tax yëkkati loolu amul lu ci l'islam di condamné kenn ndax faju moo la tax a jóg ku feebar moo xam jigéen la moo xam góor la l'essentiel yow na nga faju te loolu la l'islam sant boo feebaree nga dem faju am na droit dem def ko en tout cas li ma xam ba xam ko daal mooy man Ousmane Sonko li tax ma ba ko lu leer lay doon ay tangible lu palpable parce que man ay rumeur mënuma ci basé wu waaye nag dafa am rumeur yoo xam ne ni li muy yàq même bu reyut semmal dafa am rumeur yoo xam ne bu reyul semmal loolu ñi dégg wala xam nañ ko bu reyul semmal bu la yóbbul à terre it dina la yàqal lu bari parce que ñun ñëpp yamuñu ñun ñëpp bokkuñu ni ñuy gisee ak ni ñuy déggee ñun ñëpp yamuñu ku nekk ak ni ngay gisee ak fi sa esprit toll ak fi sa xalaat toll donc chers patriotes yéen ñii da ngeen a war a dimbali Ousmane Sonko ci enquête bi sénégalais yi nga xam ne ay patriotes da nekk ci Sénégal war nañoo jóg def seeni investigation personnelle pour xam mën a dimbali aussi ñi nga xam ne ñoo bëgg xam. Je l'espère Omar Diallo maa ngi ñaan yàlla que ni Ousmane Sonko du mës a teg tànkam ci milieu yooyu parce que milieu yooyu du pour moom surtout koo xam ne ni yow rek la gaa yi wër yow rek la gaa yi di wër di nga war a éviter da nga war a def très attention waroo nekk mukk seul toujours da nga war a tu dois toujours t'entourer de quelqu'un des gens waroo nekk seul et puis li ndaw si expliqué man comme ni ma leen ko waxee rek waxam ji amul bopp amul genn parce que saful géej gi saful yàpp kenn xamul li mu wax lan la booy wax da ngay wax bu précis wax bu leer parce que bu fekkee yow xam nga ne danger bi ngi ñëw kii sa client la xam nga ne nit ku am notoriété la kilifa da nga ko war a avertir wala nga jël en charge affaire bi mais doo toog bàyyi ba dernière minute nga naan non man xamoon naa ne kii nangam ak naa waxam leerul quoi ni ko journal yi traité rek waxam dara leer ci donc ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom rek mooy rabbi samaawaati wal ardi ñi ngi koy ñaan yàlla lii bu dee dañ ko complot Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla leeral bésu bëccëgu dara kam yàlla na ko yàlla leeral ci bëccëg nga xam ne ñépp dañ ciy teg seen bët et puis ñu xam képp ku ci taq wala nga laale ci yàlla na la yàlla weer bëccëgu dara kam parce que lii dafa dugg ci xol nit yi dafa metti ñu bari Sénégal gépp dañuy souffrir dem ba tey seen xol yi ñooy metti parce que di comploter contre quelqu'un même bu fekkee atteindre ngeen ko sax le fait que ngeen koy comploter c'est lâche c'est crapuleux c'est vraiment honteux politique jaru ko Ousmane Sonko li muy wootee ngir njariñu askan wi la ngir njariñu ñëpp la sama njariñ la njariñu Macky Sall la njariñu keneen ak keneen mooy na Sénégal dox kuy woote lu Sénégal dox waroo vraiment war ngaa am ngor ak jom bu toll ni nga éviter di ko tegal ay ndëgg sarax wala ngay yàq daram wala ngay wax ci moom du ñaaw donc man ci li may ñaan ci sama xol laa ko tidde yàlla démb ak tey ñaan gi ma ko ñaan musuma ko koo ñaan donc maa ngi ñaan la képp koo xam ne takk nga ci wala laal nga ci yàlla na la yàlla weer bëccëgu ndara kam et puis le président Ousmane Sonko bu ca jógee daf laa war a porter plainte yóbbu la ci yoon pour l'exemple donc chers patriotes man miy wax ak yéen patriote laay mës a nekk que Ousmane Sonko nekk
président Pastef wala mu ñàkk koo nekk je serai toujours un patriote parce que man doxuma sama intérêt bu ma doon dox sama intérêt du ma lijjanti li Ousmane Sonko li ñu koy wax ak li ñu koy defal sama yoon du ci nekk damay dem xool ñi yor intérêt ma ànd ak ñoom di lijjanti sama intérêt mais du ma nangu di nelawal sama bopp ci loo xam ne nii teguma ko fenn Ousmane Sonko dëgg la ñu woo fulla ak fayda la ñu woo personnalité la ñu woo liggéey Sénégal la ñu woo ci loolu lañ ko wuyu jusqu'à preuve du contraire ci loolu lañ ko wuyu donc ñun ñëpp nañ ci jóg taxaw ci parce que lii ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp parce que trop c'est trop lu ne jiiñ nañ ko fi lu ne loo xalaat jiiñ nañ ko fi mu Ousmane Sonko wasin na daal laa dégg moo ci des te xam naa ne sax dinañ ko waxi parce que lu ñu seet rek bu loolu jàll ñu teg leneen mel na yow dañoo nekk ci guerre lii du ennemi nous ne sommes pas des ennemis nous ne sommes pas des ennemis lu doxal Sénégal li ñuy lijjanti man Macky Sall bañu ma ko awma benn intérêt pour bañ ko Ousmane Sonko yi muy wax yépp bañul Mamour Diallo parce que ñoom ñaar seq nañ démb waaye mënul nangu ay tamit Mamour Diallo di dox ci kaw maa ngi Sénégalais li muy xeex yépp ay dossier la ay dossier rek ci lay xeexul personnellement fekkul benn waaye mu toog mu ne ko non yow neexoo ma léegi dinaa yàq sa der déedéet yi muy wax yëpp bu du toon dëgg 2014 ba 2021 kon heure bi Ousmane Sonko sàkkal nañ ko pexe yàgg mais comme amuñu pexe ci yoon buñ ko mën a toppee luñ ko mën a jiiñ wala luñ ko mën a fexeel danañ ko def donc bii moom na ci teg tànkam jël ay responsabilités na ci jël ay responsabilités yu mag sëkk wane ci fermeté ak fulla ak fayda ba lépp leer donc nañu ñaan yàlla leeral lépp nañ ñaan yàlla leeral lépp parce que mu leer rek mooy tax ñun ñu mën a siggi moo tax ñu mën a jëm ci kanam maa ngi baal àq ñépp nag parce que bugguma woon wax ci affaire bi parce que dafa doon lu sérieux loo xam ne ni du ñuy caaxaane te man dafa bokk ci samay principe man ci samay gis-gisu bopp viol du ma ko pardonner du ma ko négocier du ma ci traité ak kenn parce que c'est inadmissible c'est irresponsable donc kuñ ko accuser rek war ngaa jóg nag taxaw nag jóg nag boo doon nelaw war ngaa yeewu boo toogoon war ngaa jóg parce que lu sérieux la parce que ñoom li ñuy fexe yépp mooy 2024 Ousmane Sonko bañ a bokk donc tous les moyens sont bons na ngeen leer na yéen waa Pastef que ni ñiy fexeel Ousmane Sonko amuñu sentiment amuñu ci ceeb lu ñu mën a def buñ ko mënoon rey te du am trace sax dinañ ko def parce que Abdoulaye dégg ngeen ko nee na ko na nga def très attention parce que mën nañ laa posséder ku la mën a posséder nag mën na laa def leneen te lii politique kese la lu tax lu fi waral coxor gi ak yàqante gi ak waxante lu bon gi jéem a tendre piège nit ki jéem a ruiner nit ki lu ko fi jar man Sénégal yi dañoo commencé nag di ma perturber man xawma ban façon doomu aadama la ban façon créature lañ nan nga mën a yeewu rek ni diw def ma doon def nangam te tegoo ko fenn ay complot pour lan xëy na dañ laa jox benn 1 million wala 2 millions wala ñu dig la passeport yóbbu la Europe wala ñu dig la liggéey wala dara yow en tant que jigéen nga dem xam ne yow bu ëllëgee da ngay nekk yaay da nga am bàyyi ngay tuumaal bàyyi jàmbur ak yaay jàmbur donc fii laa ci mën a yem di ñaan le président Ousmane Sonko mu génn wax ak ñun na wax ak ñun les patriotes waxuma mu wax ak chef de tracteur ñun les patriotes la waa waxal gën ñoo rassurer gën ñoo yokk doole gën ñoo dimbali parce que ñun ñoo gàddu le combat ñun ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ñoo nekk ci mbedd bi ñoo nekk ci kër yi ñoo nekk ci àll bi ñoo nekk fépp di xeex ngir moom donc ñun moom rek moo ñu mën a soulager waxam dong la ñuy déglu ñu wax keneen yàlla na yàlla nag leeral lépp ba képp ku koy fexeel yàlla na la yàlla weer bi ci ku ndara kam maa ngi ziar ñëpp di baalu ñëpp àq nag mënoon na bëgguma woon a def vidéo bi nag mais il faut ma expliquer li ma sentir di jéggalu ñëpp nag xam naa patriote yi moom bëgguñu koy sikki sàkk mais ñun ay nit lañ
duñu ay jinne duñu ay rab ay nit lañ dañoo am ay esprit di xalaat di am ay confusion di am ay doute di am stress ay nit lañ il faut que ñu wàcce les pieds sur terre ay doomu aadama lañ faaw ñu am jeexi jaax mënuñu ci dara lépp nag dañ ko war a waxtaanee ci xel ak ci dal ba mu amee dama ne les patriotes nañ ne tekk def tekk boo ne tekk rek gis bunt bi fi mu ne bunt baa ngi génn parce que nit ñaa ngi wax ngay mën di jàngat ndànk-ndànk donc ñu ngi nañ ñaanal si président Ousmane Sonko yàlla sàmm ko te musal ko ci bépp pexe noonu jërë ngeen jëf ngeen baal ma